waaw bokkul ak xam nga paaw politiciens yooyu daan fi ñëw daal du ñu xam luy tendance bu ñu ñëwee jeudi wala vendredi affaire yooyu noonu ku ma ciy déglu it nga baal ma Mouhamed Sow maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Mouhamed la tudd sama turandoo la donc ma bàyyi ma ñoon ay dara mu dalal la ñu daal di xuus ci waxtaan wi. Mouhamed Ndoye ginnaaw bi nga xam te ni nuyu naa la maa ngi nuyu ñi nga bokkal plateau bi fàttewuma benn yoon aussi sama rakk yooyu sama boy yooyu sama fans yooyu nga xam te ne à chaque fois dañuy nekk sa wet moo xam Aïcha Thiam ak Babacar Kébé di leen di wax ñu def ndànk ci beñe bi quoi parce que dugub la te dafa xaw a diis. alors comme ni nga ko waxee nag Mouhamed Ndoye tey nag dañuy am mbégte gu mag a mag di dalal ki nga xam te ni moom mu nekk Mouhamed Sow ñu ko gën koo xamee ci Sow le maire. moom nag moom mooy njiital loolu nga xam te ni ab mouvement la ñu ko duppee Sow 2019 mais également aussi secrétaire général la ci JLS nekk jeune leader du Sénégal candidat aussi à la mairie de Ouakam Sow ñu ngi am mbégte gu mag a mag di la dalal ci bët seet. waaw alhamdulilah asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku si nekk si turam ak santam di nuyu aussi monsieur Ndoye Mouhamed. di la nuyu aussi di rafetlu aussi invitation bi di nuyu aussi population Ouakam yëpp. di nuyu suñu coutume bi ak responsable politique yi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk Ouakam yëpp di nuyu aussi sama waa kër. sama papa ak sama yaay ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu aussi di leen ziar di nuyu population Ouakam cité avion bi nga xamante ne si fa lañ jógee. d'accord alors Sow ñu daal di dugg ci li nga xamante ni moom moo nekk ponk bi ñu njëkk a waxtaanee muy sa ambition ci mairie bu Ouakam. alors bëggoon naa xam lan moo sabab sa bëgg-bëgg quand même jël mairie Ouakam bi. waaw alhamdulilah parce que. dañ koy sante yàlla du man maa bëgg a dem ci élection municipale bi. population Ouakam ak cité avion ñoom ñoo porté seen choix ci man ñu bëgg man ma représenter leen. loolu moo tax quoi parce que dañ nekkoon di xeex ay instances de décision yu mag yi dañ bëggoon jeunes yi def alternative maanaam jeunes yi nekk au pouvoir. loolu lañ doon xeex ci niveau assemblée nationale. ak ci conseil municipal yi nga xamante ne ci moom moo nekk ci àdduna bi yëpp. muy 57 communes yi nekk ci. si fii nii si Sénégal. d'accord loolu moo taxoon nag ñu doon xeex pour bëgg jeunes yi. occuper place yooyu noonu. d'accord mais boo gisee tamit ñuy xeex loolu dafa am lu ko waral. parce que dëgg dafa am si luñ jógee ay événements yu fi amoon. si kii bi si mois de mars bi yooyu noonu. loolu moo gënoon tax sax ñu bind projet bi ñu bind nii muy jeune leader du Sénégal. d'accord alors nii nga sa candidature askanu Ouakam. gën kaa préciser ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ci cité avion ñoom ñoo porté sa candidature. mais quand même xanaa ni dañu gis ne peut-être li nga xam te ni moom la kii nga xam te moom mu nekk maire Ouakam te doxalee. am na ci ay rëq-rëq wala am na ay jafe-jafe yoo xam te ne yow Sow war nga ko mën a andi loolu la wala. waaw dëggantaan loolu sax si la bokk waaye dafa fekk te ñun dañ doon def ay politique sociale. politique sociale bi ñu nekkee ndaw ba tey jii ñu am âge bi ñu am nii dafa fekkoon ñu def ay politique sociale. di dimbali nit ñi di dimbali néew ji doole yi di dimbali élèves yi di dimbali étudiants yi. ñu ngi jaarale loolu nga bëgg a ñëw ne da nga bëgg a nekk maire. non du loolu parce que def naa un bon jour ne da nga bëgg a nekk maire. non ce n'est pas ça parce que dafa xam nga tey jii booy def politique sociale. ngay def ay action yoo xamante ne si dafa rax politique boo bëggee changer ak kii nu ñu koy waxtee gox politique bi moo gën a gaaw. non mais action yi nga doon def donc da nga ko doon def juste rek pour yóotu wàllum politique bi. non dafa ko woon te yàlla tax. déedéet dama ko doon def la doon xaar. non ñun yàlla xam na ne ñun lépp li ñuy def rek dañ siy jiital suñu borom lépp li ñuy def rek yàlla. ba ci politique bi duggee la yàqu. non déedéet non du question politique bi si duggee. da nga naan politique bi moo gën a gaaw. pour ñu mën a régler ñoom li ñu bëgg moom population Ouakam ñoom li ñu bëgg maanaam mooy ma def politique bi loolu lañ bëgg mais man bu doon man rek ak man sa famille bi ma bokk famille religieuse bi ma bokk du ma sax nekk fii di def ay politique maa ngi jaaraal ñooy di nuyuwaale sama waa kër yëpp. lu tax kon doo def politique. non xam nga politique dafa metti dafa laaj temps aussi te yàlla xam na ne jamono ju mu toll nii son excellence monsieur le président ak projet ñun bi ñu bind nii xam ne amuñu sa jot bi. projet bi dinañ si ñëw incha allah. alors par rapport ak jafe-jafe nga xam te ne nii moom moo nekk ca Ouakam ba yéen ngeen bëgg a jóg taxaw teema da ngeen jël mairie bi lan la. waaw jafe-jafe yi nag bëri na. dama lay limal ñaar ba ñett defe naa mosoo gis ci àdduna bi xanaa muy cas bu urgent ñu jël hôpital tëj ko mosoo ko gis. hôpital bu ñu tëj. am na ay cause wala. non amul ay benn cause parce que cause yi ñu lay wax naan dafa am ay réglage ay fichier loo xam te si dal bi day waaj a daanu moo tax ñu tëj ko te au lieu que am na leneen lu nekk ci biir lu dul loolu. lu ne ci biir. non lu ne ci biir léegi ci biir hôpital la ñuy defee élevage.
biir hôpital Ouakam la ñuy. defee élevage. ku fay def élevage. non ay kii ay. ànd ak maire bi wala. non xam nga tey jii man moom. bugguma sax di wax soo boo ñëwee fii. bi nga osé ñëw ba fii taxaw jàkkaarloo ma. na la leer ne lu leer nañ nga fi wax tey. donc kon dama bëgg mu leer nañ aussi ci li ngay wax. lan kan moo fay élevage ci biir. xam nga hôpital bu Ouakam. mairie bi moom mooy gérer hôpital bi. kon ñoom ñooy responsable bi xam nga ma ragalu ba la wax. waaw kon bisimilah kon kay moo tax. loolu Baye Fall taalibe Cheikh du dal taalibe Cheikh du tiit. ayca taalibe Cheikh amul dara lu muy yott. bisimilah. boo gisee ma wax la loolu. ça veut dire que ñoom municipalité bi ñoom ñooy gérer hôpital bi. ñoo koy gérer waaw. waaw bu ñu demee nag ba hôpital bi ñoom ñu tëj ko ñoom seen responsabilité mu ngi si. waaw pour mu leer. parce que hôpital nag ko fa dëgg yàlla taamu nañ ci di ñëw. di faju mais pas pour ay yar ay xar. ay xar. ay xar depuis kañ yàgg na wala. non léegi jamono juñ toll nii vidéo yaa ngi circulé partout dans le Sénégal te Ouakam mérité wuñ loolu Ouakam dafay souffrir imaginal yow Ouakam si wàllu football ñun li ñu def si football. ñun li ñu def si football amul benn commune wala amul benn département bu ko def si wàllu football. d'accord national international. daawoo gis équipe nationale lu mat ay 4 personnes wala 5 jours yoo xamante ne si yëpp Ouakam la ñuy dëkk. ay doomu Ouakam la ñuy dëkk. tey jii Ouakam di souffrir amuñu stade amuñu benn 16 ESO mi ngi noonu bëgg a tabax 16 am pour ay joueurs am côté basket bi monsieur le maire na du leen jox autorisation loolu fan la ko teg lan moo tax muy def loolu. parce que dafa am ay tiraillement politique. président bi nee nañ candidat la dafa bëgg a dem si élection municipale yi di ñëw moom moo tax non moom bu ko defee moom mooy ëpp code yow lan moo tax defaloo ko woon booba tey jii buñ puusul woon élection yi liñ ko repoussé tey jii moo tax sax ñu àgg fii mais bu du woon puus nañ ko tey jii ñu ngi wax leneen te dëggantaan xoolal position géographie wu Ouakam. boo ko waxee muy vanté wu naan dama am benn budget bu 1,7 milliard si commune bu toll ne Ouakam. Ouakam bokk ci communes yi gën a rëy ci 57 communes yi nekk ci Sénégal. ñun nga xam ne études yu ñu def rek man ak sama équipe. ay étudiants lañ ay jeunes leaders yu fa nekk. bi ñu defee études yooyu ànd ak ay kilifa yu mag. ay professeurs ñun suñu budget dépassé na sax 5 milliards. yéen ñun ndaw ñi parce que boo gisee ñuy xeex loolu ñu ne la ndaw yi dañ bëgg sax ñu dem pouvoir mooy ndaw bi am savoir. am civisme. bu nangoo liggéey parce que man sama maam Cheikh Ahmed Tidiane si loolu la ñu jàngal mu ne ndaw baax na si moom mu teel a def politique mais politique bu baax bu set wecc bu amul ay tappale politicien parce que Sénégal bari na li fi yàqu lu bari loolu ko yàq ñoom sénégalais yi bëgg nañ di tànn mën nañ folli mais mënuñu tànn njiit dañ koy tànn l'homme qu'il faut la place qu'il faut soo ko defee Sénégal day naat ñun Ouakam dañ bëgg mu naat mu changé am na nag ay jeunes yoo xam ne si jël nañu relève bi commencé nañ di liggéey seen i gox-goxaat ku si mel ne Papa Laye ku si mel ne Mouhamed Fall Adika booy ñi ngi def le tout fépp foo xamante ne si ñoom cité avion war na fa am ndam rek ñoom ñi ngi def loolu ñu def ay nettoyage di génnewaat xaru Ouakam booy dugg koñu taglu bi noonu gis nga booy dañ ko pavé te yooyu yëpp liggéeyu mairie bi la waroon doon dëgg la moom moo war a ñëw accompagner jeunes yi pour ñoo ñu liggéey mais ak maire boo xamante ne si respecté na nit ñi respecté na population maire boo xamante ne si yërëm na population parce que gérer maire yi lu yomb la lépp social la mais day fekk nag nga respecté ñi ngay diriger Ouakam commune bu toll ne Ouakam am population boo xamante ne si dafa danse macha allah màgg nañ tey jii boo gisee ñëpp koo si gis buy kilifa boo mënti gis si àdduna bi mooy côté sport bi yeneen yëpp danaa la man Ouakam laa bëgg dëkk. ndax Ouakam dëggantaan dafa neex a dëkk parce que suñu position géographique dafa baax kon nag lan mooy problème bi lan moo tax Ouakam mënul dox parce que dirigeant yi koy gérer wala ñi nga xamante ne si ñoom ñooy responsable yi ñoom ñoo ko doxalu te nit ki nag boo mënul da nga naan mënuma comprendre nga ma la. depuis ban année ba mu fa depuis kañ. depuis 2014 moom mi ngi fa parce que dañ ko gagné woon 2009 ba 2014 Djibril Ndoye Thié ñëw Djibril Ndoye Thié bi ñu ñëwee après moom tamit moom mu ñëwaat élection gañewaat. gañewaat waaw
d'accord mais est-ce que li nga wax nii rek li nga fi wax nii respecté naa la lool waaye est-ce que mën na quand même convaincre. askanu ko. non Wakaam ba ñu fal wala ñu jox la. waaw alhamdulilah man moom façon ndomba tànk bu dul ndomba tànk takk naa ko foofu si Wakaam xanaa maire rek laa dégg. takk goo maire de. waaw maire rek laa déggagul te ñi ngi ñaan yàlla dégg ko bientôt bu soobee yàlla bu ñu demee si élection yi bu soobee yàlla ak ñun suñu équipe ak population Wakaam gëm nañ ñu surtout cité avion boobu noonu may yeewoo moom mooy taux électoral bi gën a rëy si Wakaam mooy cité avion la nekk te ñun yàlla moo. foofu sa yaakaar. waaw ñun foofu mooy suñu yaakaar parce que lu tax mu nekk suñu yaakaar cité avion képp. parce que foofu plus de 60 000 habitants la. dañ ne la taxi yi boo dépassé 50 000 habitants da nga war a nekk commune en plein exercice tey jii cité avion. dafa war a nekk commune en plein exercice. loolu bokk na si ñun li tax tey jii ñu bëgg vite fait jël maire bi changé xar kanamu Wakaam. d'accord loolu noonu lañ bëgg. te yàlla xam na ne bu soobee yàlla bu ñu si àggee moom lu mu ko jaral benn jaral nañu ñun téeméer. d'accord te mënul muusuwaane lépp nag ñun dañ koy teg si loxo yàlla. parce que lépp lu ñuy def yàlla la ñuy jiital. mais bu fekkee ku gën a bëgg ki gën a ñax moom mooy jariñ yàlla nañu yàlla may ñun ñëw jariñoo loolu. yéen a gën a ñax ñun ñoo gën a ñax parce que tout le temps ñu ngi si terrain bi. ce n'est pas rien que man ñi may woowee Sow la maire su ma defu woon dara sa gox ba kenn du ma woowee Sow la maire parce que ñoom sentiruñ ko. usurpation de fonction ngay def. déedéet du loolu. attends yow kenn fan wala ngay wër ci dëkk bi Sow la maire. je suis le premier vice-président chargé de coordination conseil communal de la jeunesse de Wakaam kon ndaw ñi man maay seen maire. d'accord. kon ndaw ñi man maay seen maire. moom mu ngi tëdd di nelaw 3 heures du matin man du ma nelaw samay buntu dama koy ubbi sama téléphone dama koy taal képp ku ma soxla boo ma woowee ni ma jot n'importe quelle heure côté sécurité tamit Wakaam war nañ ci gën a góorgóorlu. alors Wakaam fan yi ñu génn gis nañ coowal suuf litige foncier yi bëri fa lool. ba ñu gisoon ñu bëri di ci àddu askanu Wakaam aussi génnoon. loolu moom fan la toll. waaw alhamdulilah gars yi ñu ngi si ma jaaraale noonu nuyu jaraaf Youssou Ndoye ak jaraaf Guèye Mamadou Guèye. ak ndey ji réew saltige ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu. Dawul Guèye aussi mooy saltige bu bees bi nga xamante ne si moom lañ fal mooy ndey ji réew bi nga xamante ne moom lañ fal yàggul dara. ndey ji réew. waaw xam nga coowul suuf si aéroport bi moom moo ko indi woon. léegi aéroport Sénégal bi nekk si Wakaam Ngor Yoff bi dañ ko tuxal yóbbu ko fële Diass. biñ ko tuxalee yóbbu ko Diass ñoom ñu ne léegi aérodrome la. waaw léegi dañ koy wàññi ak yooyu ndawaat yi ñoo fay wàcce. par la suite nag ñu amoon ay quota yoo xamante ne si. képp koo xamante ne si jege nga aéroport bi rek war nga si am. muy Wakaam muy Ngor muy Yoff si histoire nag wax nañ ñu ne ñun bi ñu doon joxee ñun suñu part jaayuñu ko woon Wakaam jaayu woon paaram daf ko joxoon état ne ko comme yow yaay état comme da nga soxla bàyyi ñu jox la. ba heure bi yàlla def. bu fekkee dem nañ ba nga xamante ne si tamit soxlaatoo leen aussi tamit ñun ñu ñëw jëlaat suñuy terre si histoire ñoom loolu lañ bind parce que ñoom ñoo ko jëlee ba nant indi ko. waaw si histoire ñoom loolu lañ wax. waaye dafa am loo xamante ne si tamit da si laxasu parce que dañ ne Ngor dafa jaayoon Yoff jaay mais Wakaam rek a jaayul woon mais par la suite tamit ñoom nee nañ tamit suuf soosu noonu ñoom ñu jaayoon ñoom dañ ko soxlawaat. parce que nit état nañ ñu waxante dëgg. seul le président de la république moom mooy def décret. waaw. si ñun li ñu jàng. dëgg la tey bu fekkee am na ay ministres yoo xam ne si ñeen def degré xaw ma ban façon degré la wala boog si ay si droit am na sax lu ñu koy woowee mais dama ko fàtte moo bi. ñoom nag collectif boobu noonu nga doon wax xale yooyu génnoon quelques xale yooyu noonu génnoon def seen benn conférence de presse mooy collectif des jeunes lébu. Ngala Samba moo ko jiitee su ma juumul ak Alpha Ndaw ak Omar Gaucher ñooñu ñoo fa nekkoon. mais ñooñu. du doon ay ndaw yoo xamante ne si ñoom ñooy représenté Wakaam. foo ko teg. Wakaam dafa am ay ndaw ñu leen di représenté partout dans le Sénégal balaa ngay wax ne man maay représenté benn jeune da ngay xaar ba takk ndomba tànk boobu. comme tey jii man ni ma nekkee premier vice-président chargé de coordination conseil communal de la jeunesse de Wakaam jeunesse lañu wax képp ko am 16 ans ba 36 ans man maay sa maire loolu moom dafa leer kon ñun ñooy représenté Wakaam. ok comprendre nga. léegi nag ñoom ñu dem attaqué le maire. monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi koy nuyu bu baax ak waa ministère ba yëpp madame Thiam ak madame Mbengue ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu
ñu attaqué Diouf Sarr ku ñuy wax gaucher. conseil municipal la wax ko ay kàddu yoo xamante ne si kenn rafetlu wu ko. bi mu ko attaqué nag woo ko. non bëri na ñu ko rafetluwul xam nga kenn du toog si télé. mais boo nee kenn rafetlu wu ko day mel ne. waaw parce que Sénégal am nañu ci ànd. non non kenn ànd si kenn musu see ànd da nga mës a gis ku toog si télévision di saaga nit ñi di si ànd. dafa saaga. li mu def moo raw saaga. loolu kenn du ko def. lu mu def li mu def dafa leer parce que dafa wax ni. Abdoulaye Diouf Sarr waxul dëgg loolu la wax. te loolu boo ko waxee Abdoulaye Diouf Sarr am ay lieutenant dañ lay yemale si sa ànd. yow lieutenant Abdoulaye Diouf Sarr. non bokk naa si ay lieutenant parce que sama wëllëre la sama xaytu papa la. sa xaritu papa la rek. waaw sama xaytu papa la. ok mais aussi tamit dañuy waxante dëgg autorité kenn du ko offensé. Sow yow mii. autorité kenn du ko offensé parce que moom boo gisee moom mu offensé Abdoulaye Diouf Sarr man tamit ma teg ko si àndam rek nit ki moom boo dof da nga koy gën a dof parce que Sénégal lañ nekk. parce que da ngay gis koo xamante ni day wax naka su dul noonu ñëpp seetaan ko naan dafa dof. te doful de moo ko tey. d'accord munoo toog caméra yi wër na nga wax li ngay wax ba pare daw di jéggalu amul fenn ministre de la république nga wax naka su dul noonu man de dama lay yemale si sa ànd te lu ma si góobee dama koy gar ñoom xam nañ ma bu baax xam nañ kenn mooy Sow lu ma bëgg a def si réew mi dama koy def mais dama koy teg si lu leer su ma bëggee di wax si ay affaire de terrain mosuñu gis Wakaam may wax si affaire de terrain donte ne terrain yi dëgg la am nañ ci parti boo xamante ne si dëgg la samay waa kër ñëpp ñoo xamante ne si dañ ma daan wax ne Sow kenn mosula gis si ay affaire yu ñàkk a fayda ay affaire suuf ak yooyu noonu bu si sax wax mais lii boo gisee ma wax si parce que dafa am loo xamante ne si ñoom dañ ko def te teguñu ko si yoon ñun nag ñun jeunes yi dafa am ñoom te ñoom ñoo ñuy taxawu jamono juñ toll nii muy mouvement taxawu tem mooy taxawu Wakaam yépp maanaam ñoom lu jaarul yoon ñoom ñoo koy jaarale yoon. promoteur yi jël suufu Wakaam si di ko jël. yow ñooñu si wax yow. ñooñu man maa ngi siy wax à mon niveau. man fi ma mën a layam ci affaire yi. non paraît-il que non Sow. le mot layam sax bëgg ma di ko dégg. parce que man du ma layam ko doxalee ba léegi. non la ñu gis ñun ñëpp ko gisandoo ku dëkkul Wakaam sax tu es informé que ne ñu ngi koy caxat actuellement. waaw defal naa ko buñ koy caxatee ñi nga xamante ne si ñoom ñooy représenté coutume bi ñoom ñoo koy défendre moom mooy taxawu tem ñooñu seeni maam ñoo moom suuf si. ñooñu képp benn promoteur bu jël alalu Wakaam wala nga jël suufu Wakaam ñoom ñoo lay yemale comprendre nga ñun taxawu tem boobu noonu Wakaam cité avion ñun moom la ñu gëm ñoom ñooy ay xale yoo xam te si dañoo set wecc du ay xale yoo xam te si dañ leen di utiliser non non fii jeunesse bi dañoo yeewu xam nga nit ba tayle doomu aadama baaxul tayle ngay tayle doomu aadama si ay combat yow maîtriser wul. demal dugg si biir aéroport bi demal dugg si da ngay jël doomu jàmm nga ne ko demal nga dugg si biir aéroport bi loolu mooy sacrifice te ñooñu seen i parents dañ leen yaakaar Wakaam ay ndaw ñu xamante ne si ñu set wicc ñu nangoo liggéey ñoo fa nekk yu xam seen bopp. boo déggee ñoom nag ñuy revendiquer ñu ne seen i terre la parce que dafa am su leer su duñ ko teg ñun daal taxaw tem ñun moo ñuy aaral lépp loo xamante ne si mooy côté suuf yëpp ñoom taxaw tem lañ ko bàyyi ñoom ñooy gérer loolu. ñoom ñoo ngi siy doxal lépp liñ ci war a doxal ñoom ñoo ko siy doxal gauche nag li ma ko war a wax yëpp wax naa ko un ministre de la république boo bëggee jàmm doo toog si plateau di ko offensé. mais bu fekkee ministre boobu aussi nattu la ci askan wi tamit il faut ñu wax ak moom. non ministre boobu moo ñu yàgg a taxaw moom yàggul dara ministre boobu dem na ba goxam ba koñam may leen lu dimbali ko si seen wàllu juma. yow APR nga nekk. man Benno Bokk Yaakaar laa nekk. Benno Bokk Yaakaar mooy presque APR rek. waaw parce que man mouvement la yor Sow 2019 man maay dimbali son excellence monsieur le président si wàllu côté si wàllu ndaw ñi parce que dañoo gisoon ne ndaw ñi dañ leen xaw a sàggane tuuti. ba léegi dañ leen sàggane. non boobu ba ma ñëwagul la. mais ba léegi nii dañ leen sàggane. non déglu boo gisee ma wax la bu ma ñëwagul la wax naa la ko léegi. yow bi nga ñëwagul. waaw man bi nga ñëwee la ndaw ñi léegi nekk si jàmm. alhamdulilah ñu ngi siy def ay jéego yu am solo moo tax ñu bind li ñu bind nii tey jii bu fekkoon ne amul jéego lu ñu bind nii duñ jël prix bi ñu jël nii meilleur projet sur l'emploi des jeunes. waaw dinañ si wax ndaw Wakaam nga jël ko mooy jeune leader du Sénégal. waaw parce que loolu ñun mooy suñu rôle man loolu mooy sama priorité avant tout président Macky Sall xam naa ko bu yàgg su ma ko bëggee gis heure bu ma ko bëggee gis dama koy gis. kañ nga gis président yow.
non déggoo ma heure bu ma ko bëggee gis laa bëgg wax kañ. jamono juñ toll nii gën ñaaw gis. mais heure bu ma ko bëggee mais instant jamono juñ toll nii soxlaa ma ko gis dama nekk si terrain bi lu ma koy soxla. Sow boo ko soxla woon gis sax di nga ko jafe gis. déedéet jamais de la vie bokkuñu xam nga loolu mooy gis nga loolu mooy politicien bi gars yi def maanaam diw xam naa ko wala ministre bi am naa téléphone am su ma ko envoyé message di si jéem teg ay affaires yoo xamante ne si déedéet du loolu gis nga politique boo déggee ñu koy wax dëgg la c'est l'art de bien gérer la cité. mais nga teg ko si dëgg lépp looy def sa àdduna boo bëggee am si avancement boo tëddee nelaw da nga koy teg si dëgg. d'accord. comprendre nga. loolu moo tax ñun ñuy xeex pour jeunes yi nekk au pouvoir. côté assemblée nationale ak conseil ak kii bi conseil communaux yi yëpp dañu bëgg jeunes yi di représenter 30%. d'accord instance de décision yëpp. d'accord alors projet bi nga xam te ne moom lañ duppee JLS. lan lañ ci tënk. lan ngeen ci tënk sa laay wax nee nañ dégg naa ñu ne projet bi ci 10 projets yi nga xam te nii jébaloon nañ ko jiital réew mi moom ci gën a. mu ci ayib la bokk waaw alhamdulilah loolu la yàlla def parce que ñii ay borom xel yi set wecc ñoo ko bind ay sénégalais yoo xamante ne si ay ndaw lañ ñu nekk si université fii nii si Sénégal amul benn jeune boo xamante ne si nekk na bitim réew participer si lii déedéet maanaam jeunes yi nga xamante ne si ñoom ñoo nekk Sénégal. ñoom ñoo ko bind. parce que dañ gis ne depuis le 8 mars bii passé amoon na ay jafe-jafe yu mag yu amoon fii Sénégal après nag si lañ taalee suñuy oto dugg si réunion yu Sénégal yëpp aux jeunes leaders yëpp waxtaan ak ñoom ku si nekk tamit bi ngay ñëw da nga indaale projet yooyu yëpp nag lañ boole. mu nekk benn problème bi fi amoon mars moom moo tax ngeen loolu leen incité ba ngeen dugg si dëkk. waaw parce que loolu moo ñu gën a touché. parce que loolu daf ñu métti loolu la leen touché. non daf ñu métti parce que ndaw xaaruñu ko si loolu ndaw da nga koy accompagner defal ko formation ak emploi. ndaw warut a gis lu ko naqari mu fësal naqaram daal. si manifestation pacifique kenn bañu ko. mais kon yow da nga bokk si ñi nga xam te ne nii même bu fekkee ne sa gis nga lu jaadawul quand même fekk yaa ngi ak waa ji rek amul problème da ngay naan nii damay moso bu xonk dem manifester wu pacifique. wax li nga wax nii ak li ngay jëf nii c'est jamet xaal ma opposé lu tax comment. non événement mars yi xam nañ li fi liñ fi gisoon ak li ko événement mars yi nga gis ku ñëw si magasin jàmbur wala si kiiw jàmbur ñëw di ko toj wala di ko jël. fépp la am ci àdduna même aux États-Unis dañuy gis loolu. ñun duñu États-Unis de ñun kenn mooñaale wuñu loolu ñun fii dañu am ay kilifa. maa ngi profité di nuyu xalif général yëpp yu fi nekk di nuyu aussi grand serigne de Dakar di nuyu aussi tamit ñëpp ñi nga xamante ne si génnoon nañ àddu si mbir moom parce que loolu man tax na metti munoo wax ne yow si dëkk bi nga dëkk wala dëkkuloo sax si dëkk bi bàyyi sa yaay mu nekk si jàmm. yow nga ñëw si koñu jàmbur di fa def naka su dul noonu ba yaay jàmbur jëlee fa ay feebar. imagine loolu yow munoo bàyyi sa yaay mu nekk si jàmm nga ñëw si yaay saw ne yaay saw moom tey moom du am jàmm parce que da ngay xeex ak ay nangam sangam non non. mais foo ne woon. maa ngi woon fii Sénégal. yaa ngi làqatu sa kër. làqatu lu génn may làqatu gisuma la fenn foo xam te ne génn nga yow tamit pour xeex ak yàlla xam na ne lim si def moom Sénégalais yëpp gis nañ ko ñun génn nañ waxtaan ak jeunes yi ne leen bu leen sànni xeer bu leen def dara li ngeen war a def mooy koo xamante ne si am na lu ko naqari mu dem takk morceau bu wala mu manifester ko autrement. d'accord mais pas ngay toog di sànni projet bi Yes Young Entrepreneur of Sénégal. waaw c'est comme ça. waaw en anglais moom tax ñu bindee ko noonu. d'accord mais français bi mooy jeune leader du Sénégal. waaw ok moom mooy Yes. dañu gis ne ndaw ñi dañu manqué ay formation parce que tey jii si département yi gis nga ko mooy son excellence la muy tabax noonu mu ne département bu si nekk nii la tabaxal benn centre de formation professionnelle parce que loolu dafa bokk si suñuy bëgg-bëgg. man digge la waaw non. digge la commencé na ko alhamdulilah moo taxoon ñu bind projet bi pour dimbali ndaw ñi parce que ndaw boo si mën a dimbali rek ba moom dootul amati benn temps bu libre nga xamante ne si day def naka su dul wala mu nekk si réseaux sociaux yi di saaga lii loolu moom moo ko waral parce que ndaw da nga koy accompagner. ok ak une bonne vision maanaam nga accompagner ko nan. da nga koy woo nga laaj ko li mu bëgg si li mu bëgg nga fekk si ko si loolu. corps de métier yëpp a ngi si biir yëpp amul lu mu amul. ok parce que Sénégal am na liggéey mais liggéey bi dañ ko organiser. Sénégal am na liggéey. yaa ngi liggéey maa ngi liggéey ñi toog nii. ñëpp ñi liggéeyal ñoo ëpp ñu mën ak yow. ñi liggéeyal ñoo ëpp mën ak yow. non ak bu ñi question toog leen ñuy liggéeyal ñoo ëpp parce que dafa am ñoo xam dañuy bëgg tout le temps de sol costume di ñëw toog si bureau yi. te ñëpp mënuñu nekk si bureau yi. loolu mooy problème. yow yaa ngi ci bureau yi. alhamdulilah ñun yor nañu ñun ay jeunes entrepreneur lañ ñu ngi liggéey
man côté bâtiment laa. yaa ngi nii di yóotu mais photo yu Wakaam bee. waaw kon bokkoo ci ñi li ngay wax ni gars yi duñ ko gëm. xam nga tey jii bu fekkoon ne ku nekk yow sa bopp rek moo la tax a jóg wax fa dëgg yàlla mën nañ dem tëdd nelaw nit ñi da nga leen war di jàppale si yow li nga am soo bëggee yàlla dimbalee sa àdduna yow li nga am as néew koo xamante ne si xaj na si rek mën nga ko si jàppale muy sa wàllu si wàllu xam-xam si wàllu ay mën-mën. yëpp yow jàppale ko si. d'accord te yow li nga am yow mu doy loola. ok jërëjëf Sow le maire. Mohamed bisimilah. merci beaucoup di kontaan ci waxtaan bi damay bàyyi rek Adji Samb mu joxe laaj jëmale ko ci sama turando. waaw Sow le maire di la nuyu di la dalal ci suñu plateau ba set sànq ci sa début wax dama dégg nga ni mais fële hôpital Ouakam dañ fa nekk di fa def li nga xamante ne moo di élevage. yow mi nga xamante ne tey da nga taxaw pour nekk maire. bi nga ko gisee yan jéego nga ci def. waaw xam nga jéego bi ma def parce que dañ ko gis Facebook bi ñu ko gisee ci Facebook bi vidéo yi di daw partout dans le ci Ouakam bi ñu dem nag ba xoolal ko suñu bët dem. gis ko dox ba gis ko parce que léeg-léeg xam nga day bëri ay intoxication ñu ne lii fii la am te amul foofu ñu dem bi ñu ko gisee tamit ñun liñ ci war a def nañ ko liñ ci war a wax yëpp wax nañ ko maanaam bind nañ jox nañ la maire waxtaan nañ ak ñoom ñi nga xamante ne si ñoom ñoo yor hôpital bi laaj nañ leen lii lan moo ko waral. mais tout le temps xam nga rek mooy boo jiitee commune te yow respecté woo commune bi respecté woo waa Ouakam moom mooy waral genre affaire yu mel ni di am parce que hôpital vraiment Ouakam jamono ju ñu toll ñu ngi souffrir man mi bu ma koy wax sax ak xol bu jeex laa koy waxee Ouakam mérité na lu raw loolu. c'est pas normal te yow nga wax nga am nga benn budget boo xamante ne si dafa excédent ba 500 000 francs dafa des ci sa xaalis yow ñu tëj sa hôpital est-ce que loolu yenn na maanaam. tontu nañ leen wala bi ngeen non pas encore. parce que ñoom dañuy jàppee comme ay opposants te ñun duñu opposant ëppoon nañ ci moom opposant man boobu sama mouvement ëppoon nañ ci moom opposant parce que ñun ñoo ko fa njëkk a dijjiti kenn mus ko gañe man maa ko gañe foofu. d'accord comprendre nga li ma la wax. après par la suite nag ñun ci lañ voyage yi ñëw toog lii am nii yëpp am mais tamit rafetlu wuñ ko suñu sañoon daal maire bi ni la gën a góorgóorlu parce que vraiment Ouakam daal mu ngi xaar daal lu gën a rëy. lu gën a rëy que lii ngeen am instant bi. merci beaucoup soxna xorom ay dem rek. nga tax invité bi foog ne xorom laa tudd ma xorom de. allez-y. voilà man sama laaj mi ngi doon jëmle sànq dégg naa la nga ne yow bokk nga ci lieutenant Abdoulaye Diouf Sarr yi ba seen capot buñ ko mënee wax kenn du ko tudd kenn du ko taas daal da ngeen yaakaar ni moom fi mu nekk nii même bu defee lu dul yoon sax kenn warul wax jëmle ci moom ngir mu am joyante. waaw alhamdulilah de xam nga yow depuis bi nga xamee Abdoulaye Diouf Sarr ba tey defe naa mosoo leen ko xam si as ñàkk fayda wala as ñàkk fulla moom tout lépp loo nga xamante ne si rek dénk nañ ko si fulla ak fayda la koy doxal moom le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñun nag dëgg la ay wëllëreem lañ ay xaritam lañ ëpp nañ sax ay lien na parce que koo xamante ne si moom ak say waajur ñoom ñooy ànd kooku ëpp na la sax ngay wax ne kii diw sama lien naa la wala dama koy kii ñun daal li ñu gis mooy si tànk mooy Ouakam Ngor Yoff macha allah mi ngi leen di taxaw te ñun Ouakam xam nañ ni moom mi ngi ñuy taxaw dëggal nag les fois yàqkat yi ñoom ñooy bari ñoom ñooy wax wala diw neexuma rek ñoom ñu bëgg a tilimal sa der mais Abdoulaye Diouf Sarr fa dëgg yàlla ku ko xam dëgg ak ku xam Sénégal dëgg posture moom bi occupé tey jii si gouvernement bi tal na leneen lu dul ay jël ay terrain jàmbur di ko joxe ndax moom mënul def décret président de la république moom mooy def décret joxe ay espace mais ci kaw ci ginnaaw bi sax gis nañ fan yi ñu génn mag yi ñi jiite wàllum lébu gi daje woon nañ foofu ca Yoff amoon na kàddu bi ñu jibal ñu ne ñoom lañu bëgg moom moo di sax tabb Abdoulaye Diouf Sarr mu bokk ci ñi leen di teewal ci mairie bu Dakar ndax yow kàddu yooyu da nga koy fekk si waaw xam nga lébu gi moom vraiment ñu am fulla lañ ñu am fayda lañ ku xam askanu lébu dëgg xam ne moom lébu dafa fier si boppam dafa am fulla dafa am fayda kenn du ko jëmale si naka su dul noonu kenn du ko orienté koo xamante ne si moom lébu bu fekk woon askanu lébu bi ñoom ñoo wax loolu ñoom duñ ko wax te tey jii njëkk na ko wax fii nii si Ouakam si Nabila bi parce que dañ invité woon
collectif bi yëpp gars yi ñëwoon foofu muy Wakaam Ngor Yoff Bargny yooyu noonu te biñ ñëwee dégg ngeen li grand Serigne wax ñu ne ñoom dañoo porté seen choix si Abdoulaye Diouf Sarr tey jii loolu moo tax combat bi nekk fii ba tey dëgg la nag enjeu mairie Dakar yi moom moo commencé ñëw loolu moo commencé ñëw te yàlla xam na ne moom position bi mu nekkee dafa baax te ku si nekk nag booy ràcc da ngay féetale sa kanam mu dëll moo gën nga koy jox keneen. gën a jege ko ñëpp bokkee tamit. waaw gën a jege mooy gën a yey rek parce que moom moo gën a jege. mais am na ñeneen ñu fi dëkkee ñu dul lébu gi ñu dul tamit yeneen ñu mën a postuler ñu dul ku dul Abdoulaye Diouf Sarr. parce que moom ni mu taxawoo lébu gi gisoo kenn ku ko taxawoo waxal dëgg mais rek Dakar du lébu gi bu ñuy wax. waaw Dakar du même ñenn ñi sax au sein wu ñi tënku ñi nga xam te ni ñoom ñoo nekk ci lébu bi sax am na ñoo xam ne d'accord ñu ci yooyu les kaddu. waaw wax ni élection yi dañ ko war a def ci ni mu war a nu mu waree. mu am transparence waaw. waaw loolu tamit déposé ni kenn moom lañ fiy samp pour mu jiite Ndakaaru. waaw li nga wax moom dëgg la parce que lébu gi moom ñoom ñu sentir rek dëgg la tey jii kii Dakar yaatu na mais lébu gi tamit dañ fi am doole parce que ci lu mu xat xorom da siy am place te lébu gi moom mooy xoromu Dakar loolu lépp la. mën naa Babacar. waaw Aïcha day lekk bañ a nee na bu pare. dafa bari ay incohérence ak xam nu ma koy waxee lu ma noté ci ay kàddu yaa ngi xalab Abdoulaye Diouf Sarr mu leen am hôpital bu baax muy beneen loo xam ne tam lu ci taxaw la parce que ku ñu dénk wàllum wér-gu-yaram au moins am na loo xam ne mën na ko apporter ci li nga xamante ni mooy wàllum hôpital bu fekkente ni Wakaam comme taxaay bi nga mel mu mel da nga jiital ci avantage wàllum mbokk plutôt que avantage waa Wakaam parce que loolu laa dégg ci li nga xam ne moom ngay expliqué beneen côté bi mooy lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllum doxalin ci diwaanu Wakaam yaa ngi wax tantôt que ne mairie bu Wakaam amul dara loo xamante ni jox na ko mais dama jàpp ne da nga bàyyiwul xel ne échec bi ci yow la commencé parce que bu ñu la dénkee lépp loo xam ne jëm na ci wàllum coordination ci ndaw ñi am na taxawaay boo xamante ni réussite la boo war a mën a jur au moins maanaam ci wàllu raffermir les liens entre la jeunesse et au moins ak mairie bi nga xamante ni mooy waa Wakaam donc échec yooyu tey moom ngay totalé et puis itam di indi ay incohérence jiital wàllu mbokk plutôt que bon fonctionnement wu benn gox est-ce que ça ne serait pas benn échec déjà boo xam ne yow xam nga ne déjà mu ngi ci yow plutôt que nga dem di wéeru li nga xam ne mooy mairie est-ce que nekkoo di gën a pëtëxal Wakaam ci pax moo xam ne xamoo fu ñu jëm. waaw vraiment ñu ngi rafetlu question bi xëy na diis na trop mais dinañ ko répondre parce que boo nee échec ñun si lépp lu nga xamante ne si dugg nañ si ñaan ñu si yàlla am échec dafa boo déggee ma ne la man maay premier vice-président chargé de coordination conseil communal de la jeunesse de Wakaam ñoom ñooñu jox ndomba tànk boobu ñun dañoo am budget di war di liggéey si wàllu ndaw ñi comprendre nga di leen orienter di leen defal ay campagne de sensibilisation wax leen naka la ndaw mën a jëriñee goxam surtout mairie comprendre nga li ma la wax boobu budget ñun joxuñu ndax ñoom dañu jàppee ku may opposant léegi mag nag kenn mënu ko wañaar loxoom ne ko danga may jox par la force moom moo toogoon si bureau ne dinañu jox ay moyens pour ñu mën a liggéey ñun nag suñuy moyens bopp la ñuy demee gis nga ko chaque année ni ñuy regroupé lu tolloog si ay 5000 xale fële sa place de monument ba jox leen ay cadeaux la grande rentrée de l'excellence et de la réussite mooy ñi nga xamante ne si ñoom dañuy doog a am nouveau bachelier yi dañ leen jox ay prix utal leen ay bourses utal leen ay ordinateur portable jox leen ay outils yooyu te loolu du daraay xaalisu mairie suñu xaalis la ñun xam naa nga li ma la wax tey ji boo waxee ay échec fii échec amu fi si ñun échec si moom la njëkk a commencé parce que boo naan développement communautaire ngay commencé parce que boo déggee ñu may wax Sow la maire tey ji sama gox dama fa def dara sama quartier dama fa def dara sama cité dama fa def dara su ma fa def woon dara kenn du ma wax Sow la maire. parce que tey jii Sow la maire bi moom parce que tey jii boo gisee parce que mën nga ko tuddee sa bopp ñu topp da ko jàppee kaañ sax mën nañu ko jàppee kaañ aussi. non ñun dépassé nañ foofu. di la mbalak naa la Sow la maire. waaw loolu mën na mais ñun dañ dépassé foofu xam nga tey jii ñun population bi ñu yor. population Wakaam macha allah dañu set wecc ñun dépassé nañ fu ñuy mbalagee li ñuy woowee benn surnom boo xamante ne si ñun ñoo koy créer suñu bopp. d'accord parce que ñun ñëpp gis nañ ñu ñuy liggéey ci Sénégal du ay tappale du ay loo xamante ne si dañ koy maquiller teg ko déedéet développement communautaire lañu wax tey ji fekkoon moom la maire bi ñu ko waxee demal nga jàngan li muy doxalee nii du ko doxalee. moo tax gisoo. jàngul quoi toujours bu la waxee maire bi jàngul quoi moo tax muy doxalee ni muy doxalee nii. tey jii niveau intellectuel ñun bu ñu nekk
d'accord civisme bi am si ñun amul si ñun. ok boo déggee ma la koy wax parce que loolu moo fi nekk comme naa nga loolu nit bu la waxee nga jàng da ngay dem nga jàng soo jàngul rek ni nga mere ku la deful dara. mais am na ñu jàng ba pare di diriger di ko teg si yoon aussi bul sous-estimer ñi nga xam te ni. ñooñu dañu am équipe am nañu jàngul sax tane ñi jàng. là ça c'est vrai loolu nangu naa la ko mais ñooñu dañu am équipe parce que lépp loo gis ñu koy def équipe moo koy def. équipe moo koy def tey jii boo demee ba sa conseil municipal xaajaloo benn génn wàllu parti bi yëpp dem ànd ak benn ndaw moom li muy xeex lay dëgg kon moom am na problème bu am foofu bu sérieux sax 66 conseil municipal la ñu am. si biir 66 conseil municipal ñu diviser ko en 2 ñii ànd ak ku ñuy wax ndaw bu ñuy wax Séga Yaay ñii ànd ak moom la maire tey yow nga njaboote yëpp conseil municipal yëpp di waa Wakaam di njabootu Wakaam di défendre couleur Wakaam yow da nga leen waroon jàppale fekkal si leen seeni projet mais pas nga leen di menacer di leen yóbbu ay gendarmerie wala déet moo tax ma ne ko ñun xaaruñu si moom mu ñuy convoqué. du la mos a yóbbu gendarmerie. déggoo li ma la wax man. xaaruma wala population Wakaam xaaruñu si moom muy jàpp ay ndaw Wakaam di leen yóbbu ay gendarmerie. loolu yóbbu woon laa. man musuma convoqué. kon kay. mais convoqué na samay xarit te loolu nag la woon moo woon bi. alors Babacar Kébé wax na léegi lu am solo. muy hôpital Wakaam bi nga xam te ne nga dañ koo tëj ràpp. te Abdoulaye Diouf Sarr nekk ministre de la santé. nga nekk fi di ko jàppal tànk boobu ba léegi. moom lan mooy njëriñam foofee. Abdoulaye Diouf Sarr ñun li ñu ci war a def yëpp def nañ koy jël nañ image yeeg yëpp li fa nekk yëpp wan ko moom li si des moom dina ko def li mu si war a def yëpp dina ko def leneen li moom mooy mairie bi moom moo ko waroon occupé. te xëy na moom dafa am ay problème mairie bi moom mun nañu wax mu amul ay moyens mais Abdoulaye Diouf Sarr moom quand même. lu tax mairie bi amul ay moyens. non attends mairie bi mën na. acte 3 de la décentralisation buñ ko comparé ay moyens ministre bi. am na moyen si parce que bu fi wax ministre. dafa naan si moom dafa ne moom dafa am déglu moom dafa am Abdoulaye Diouf Sarr kenn war koo saaga kenn war ko wax. waaw déglu ma wax la moom moo ne dafa am budget bu 1 milliard 700 et quelques millions presque 2 milliards. mu ne si 1 milliard 700 millions yooyu noonu 750 et quelques millions yooyu moom dafa liggéey ba budget am des 500 000 francs. ok waaye yow nga liggéey ba sa budget des 500 000 francs. yow ñu ne ràpp hôpital bi te hôpital bu ñu xaymaa li koy liggéey sax bariwul xanaa boo amee une cinquantaine de millions mën ko liggéey te moom budget am nekk fi te budget am depuis xoolal depuis corona ba tey corona bi mu xewee ba tey. am na ñaari budget yu fi jàll. te budget yooyu mënoo gis dara loo xamante ne si moom teg nañ ci loxo mooy réaliser na ko. lu dul benn poste de santé bu mu ñu defaral ñu cité avion te cité avion soxlawul poste de santé centre de santé la soxla parce que boo déggee ma la koy wax tout le temps du question dama koy sànni xeer moom il me connaît très bien xam na ne man lu ma ko bëgg a wax dama koy wax moom tamit lu ma bëgg a wax may naa ko moom dama ko wax comme naan ñun cité avion. population bu 60 000 habitants soxlawul poste de santé. centre de santé la soxla bu amee poste de santé na ko jël mu dem tabaxee ko seen dëkk mais ñun cité avion soxlawuñu poste de santé. d'accord alors Mohamed bu question yi jeexee. waaw Aïcha. voilà monsieur Sow ñu ngi leen di la wax bienvenue ci plateau Bët Set. man sama laaj dafay des ba tey ci biir mairie bi quand on vous entend parler dafay mel ni que vous avez des problèmes directs avec le maire ni que gox bi maanaam soxal bi moo la tax a jóg wala. pas haine mais maanaam maire bi ci boppam ni muy doxalee moo la neexul wala moom ci jëmmi boppam nga amantel problème. non man moom wax dëgg yàlla aw maax moom benn problème parce que sama mag imam la te day ñëw di ko seet si mais bokkuñu kër ñoo bokkoon kër mais bokkatuñu kër koo amal problème du ñëw di seet si say grand frère mais dafa fekk que lu ñëpp bokk la Wakaam moo tax ñu dénk ko. ñu ne ko yow lañ dénk mairie bi te mairie bu ñu la ko dénkee nañ waxante dëgg rek moo neex yàlla dañ la ko jox pour nga liggéey Wakaam mais tey Wakaam foo laal rek Wakaam doxul dara doxu fa du côté sport du éducation du dara vola école yi sax ñun suñuy association ñooy taaba dem def ay nettoyage dimbali leen. d'accord lycée bi noonu man fi mu def si ay école est-ce que loolu jaar na dañ waxante dëgg rek. Wakaam ñaata école la am. Wakaam. école yi fa nekk bëriwul de. ñaata la toll. jàppuma ko nag mais daal école yi fa nekk moom bëriwul bu ma tee ay 6 daal ba 7 si lay yor.
mais jàppaloo mais ne 6 écoles ci commune Ouakam tamit doy na. benn lycée la am mais boo déggee ñu ne la ñun amuñu école ñun ñooy population bi fa gën a dense. ñun la mooy cité avion mooy fii boo wàccee nii rek boobu mooy population bi gën a dense ci Ouakam boobu dafa waroon am école am lycée am centre de qualification professionnelle loolu yëpp da ko waroon am. comprendre mais du question de ay en wala dara dama bëgg a toog ci fauteuil bi rek damay wax naka sudul noonu déedéet man fauteuil bi allah kulli aalen bu arbitre bi sifflé damay dem toog bu arbitre bi sifflé moom ëpp ma mbooloo ëpp ma xam-xam gënuma bëgg a Ouakam te li ma servir Ouakam moom serviru ko Ouakam. Sow yàggatul de. comprendre mais daal du question de. te gars yi koy enregistré de. dëggantaan ñun xam nañ ne Seneweb macha allah. ñëpp koy seetaan àdduna bi yëpp a koy seetaan. kon doo wax loo xam. man wala lu la wóor. lu ma xam lu ma wóor déggoo li ma la wax nee naa la ku gën a ñax yàlla na ko jëriñoo ku gën a bëgg koo xamante ne si moom moo nekkal askan bi yàlla na ko jël te ñun ñii loolu moo nekk si du ñu wax mukk lu ñu gëmul. d'accord waaw. merci beaucoup Magnone Aïcha ñu. Aïcha sa kàddu gu mujj lan lay doon. waaw sama kàddu gu mujj mooy damay jaaraale noonu. nuyu imam raati bi nekk Ouakam yëpp. mooy imam Babou Diagne ak imam Lamine Diagne. ak imam Ndiambe Pen ak imam Diaw ak imam Cheikh Sow mi ngi tudd léegi muy sama grand frère. di nuyu imam Diallo ak ñoom responsable politique yi nga xamante ne si ñoom ñoo fa nekk yëpp. ku si mel ne Victor Sadio Diouf maa ngi koy nuyu di nuyu Abdoulaye Mbaye di nuyu Mass di nuyu Diourine Arona Mbaye. di nuyu Serif Diatta di nuyu sama yaay. Ajaratu Khady Diop di nuyu aussi sama bàjjan Alima Sow. di nuyu sama doomu bopp. dafa dem voyage sax macha allah xam naa ne moom namm nañ ko trop muy Serigne Mouhamadou Moustapha Sow. ñu ngi koy nuyu aussi bu baax di nuyu aussi waa kër gi yëpp sama jabar yi fa nekk yëpp maa ngi leen di nuyu. ku si mel ne waaye Awa saw Ndiaye liste bi jeexagul. non nga baal parce que ñoom ñooy samay soxna. tey jii su ma leen nuyuwul dañ may mere. waaw dañ may mere waaw. waaw dañu am combat te combat bi moom dafa dëgg yàlla dañ ko jël au sérieux quoi. di nuyu da ngay am ndam kay jarul sonn. waaw maa ngi nuyu aussi sama soxna. Khadija Sow maa ngi koy nuyu. di nuyu Amine. nuyu sama caat mi. muy Ndey Saab. di nuyu tamit sama maire yi nekk koñ ba yëpp. muy maire Fama Ndiaye tante Abis Gueye maire Nafi sama ñoom bàjjan ñoom ñëpp a leen nuyu parce que ñoom dañuy sonn si ñun imaginer bi mooy génnee sama kër. ba ni may jotee tali bi bu tolloo fukki nit ñëw nañ di ma ñaanal xam nga ñooñu mënoo leen fay. dëgg la moo tax ma leen di nuyu. di nuyu aussi Mouhamed. doom nday Adja Dior moom tamit ñu ngi koy nuyu bu baax. Dior Mbaye moom ñu ngi koy nuyu aussi di rafetlu aussi tamit. ay Mouhamed nii de mooy xam naa la nag. waaw Adja Dior dafa bokk si man. xam nga ma nag lii de mooy xam naa la waaye yaa ma xamul. waaw Dior moom dafa bokk si man parce que moom macha allah daal. waaw dañ koy ñaanal yàlla. moo am dig si door quoi vraiment. Aïcha ñu lay jaajëfal bu baax a baax moom mi nga xam te ne moom moo nekk Mouhamed Sow ñu gën ko xam ci Sow le maire alors. mbokki internet yi nga xam te ni ñoom ñu doon bàyyi xel ak Ganu Bët Set tey nag ki nga xam te ni moom moo nekk Mouhamed Sow lañ doon dalal ñu bëri peut-être dinañ poser wu ay questions mais c'est normal parce que tamit Seneweb nekk fi juste pour ñi nga xam te ni ñoom la ñu xam ñi ay ndaw la ñoo xam te ni aussi am nañu ambition bëgg nañu aussi wone seen position ci tolluwaayu réew mi c'est normal aussi ñu may leen occasion ñu ñëw taxaw fësal li nga xam te ni moom moo nekk seen i gis-gis ak seen i bëbët ci biir réew mi alors Mouhamed donc ma bàyyi la nga wëyal jox la dig daje ëllëg incha allah ak beneen gan. Aïcha merci beaucoup am na solo merci beaucoup Magnone merci beaucoup Mouhamed Sow maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci nuyoo bi di jaajëfal képp koo xamante ne nii àndoon nga ak ñun ci li nga xamante ne nii moom mooy Ganu Bët Set ñu daal di wëyal li nga xamante ne nii moom mooy programme bi ndax léegi war nañ xooli astuce et bien-être femme war nañ xooli li nga xam ne moom mooy buzz du jour.